jërë ngeen jëf yéen mbokk internet yi yéen ñuy suivre seen chronique la chronique de Afa ci seen chaîne Afa TV ay bés bu nekk tey nag ñu war a waxtaane jeunesse bi li tax ñu war a jël seen responsabilité ci réew mi ndax boroom xam-xam dani à chaque jeunesse sa responsabilité ou elle la fuit ou elle l'assume maanaam jeunesse bu ñëw am na ay responsabilité yu ko yàlla dénk waaw soit da koy jël assumer ko jëfee ko wala mu daw ay responsabilité am te jeunesse bu daw ay responsabilité am non seulement day gaañ boppam mais day gaañ yeneen jeunesse yi ñëw dans le futur en 1968 yéen ñëpp yéen a koy fàttaliku histoire jàngale na ko jeunesse àdduna bi yëpp dañoo jëloon seen responsabilité jóg wax li fi xew dafa war a jeex dafa war a yem parce que jeunesse gis ñu woon seen bopp si ni àdduna bi doon doxee moo waroon ay après 1968 mu am ay réformes yu bari yu am te yooyu yëpp xeexu jeunesse bi moo ko waraloon ba syndicalistes yi jàppale leen si universitaires yi jàppale leen si xeex bi nekk xeex mondial léegi nag jeunesse boobu tey jii jeunesse sénégalaise boobu tey jii nii bu ñu fàttaliku en 1993 Serigne Moustapha Sy waxoon na benn discours bu am solo si fële place aux Allées des Centenaires mu ngi wax mu ni jeunesse bi dañoo jël seen liberté jëndee ko liberté maanaam dañ leen jox liberté pour ñu fecc jox nañ liberté pour ñu wëy jox nañ liberté pour ñu def lu leen neex ci ay fo ay caaxaan waaye ñu xañ leen liberté jël seen responsabilité 1993 da ko boroom xam-xam yi waxoon loolu dafa mel tey nag la gën a valable boo gisee jeunesse bi taluñu leen lul fecc taluñu leen lul wëy taluñu leen lul créer ay inventé ay wax yoom du leen yóbbu fenn du leen yóbbu dara boo dee suivre réseaux sociaux yi même léegi lu ñuy posé ay ku jur lii tamit ay wax yu xam ne ay wax yu doyatal te Serigne Cheikh dani la journée est trop courte pour l'organiser comme il sied donc elle élabore une méthode une bonne fois pour toutes maanaam journée bi gàtt na gàtt koo xam ni waroo am temps wu def yëfu ñàkk fayda waroo am temps wu def yëfu doyatal li nga war def moom mooy lan nga organiser sa dund organiser journée ba journée bi du nekk journée perte li tax jeunesse war a jël seen responsabilité mooy lan mooy dañoo war a taxaw wax nguur yi fi nekk ak yi fi war a nekk ñi war a ñëw ak képp kuy def politique jeunesse dafa war a ñëw taxaw nekk bouclier wax leen doy na ça suffit stop parce que jeunesse bi am nañ pouvoir boobu am nañ nombre bi am nañ doole bi bu jeunesse boobu jógee wax pouvoir yi stop wax dëgg yàlla yëfamaate yi def dinañ ko bàyyi jeunesse boobu dafa am ñu leen représenté mu mel ay ñoom Guy Marius Sagna ak ñu mu àndaloon dem manifester buntu pale ñu jàpp leen tëj li jar laaj moom mooy xanaa Sénégal ñaar la léegi bu fekkente ni ay nit jël ay kaar jóge Géejawaay dem ba pale guddi di manifester ndax lan d'accorduñu si li ñu investirul Aliou Sall si liste législative yi ba président sax génn di leen nuyu ñu xëy ñu nommé Aliou Sall caisse de dépôt et de consignation nommé ko directeur ñooñu dara fekku leen si au contraire dañ leen sax encadré faf mu nekk ay nit ñu bari guddi loolu foofu la danger gën a nekkee sax ñooñu def nañ ko am ci satisfaction benn groupe nit bu ndaw jug ñëw di manifester ndax lan mooy dañuy war a yokk courant bi ñu manifester ñu jàpp leen tëj ne dañoo def délit ba réew lañ nekk bu fekkee dafa am réew dafa am ñoo xam lu waaye neex def bokkal APR rek loo neex def boo bokk APR rek loo def ñu tëj la ci kaso bi loolu moom ban réew la dafay waroo lu président Macky Sall waxoon la patrie avant le parti tey parti boobu tey moom lañ jiite ci kaw patrie bi
ñi nekk ci parti bu leen neex def di ngeen Moustapha Cissé Lo wax fi wax yu garaaw accusé ay ministre neen dañuy nekk ci càgga ji ay ministre naan dañuy nekk ci drogue bi dem na ba ni drogue yi kër yi nga xam ne moom la drogue bi tax bu ñu ko tojoon tey ay punkal ñooy daanu ba pare ne dañ ma convoqué waaw la ma tax convoqué wuñ ko parce que accusation yu grave révélation yu grave une grave extrémité la wàcce ay révélation yu grave la génnee tey da doon jaaru procureur oo ko mu génnee li mu xam wax ko mais déedéet xëy na bañ nañ ko laal mu am lu mu wax parce que salaan la ku ko laal mu wax ku ko laal mu wax xëy na dañ koy bañ a laal pour mu wax mais jeunesse boobu tey jii tey la jeunesse sénégalaise tey il est temps ñu taxaw jël suñu responsabilité waaw il est temps ñu taxaw défendre li ñu moom suñu patrimoine boo xam ñu ñoo ko moom ñoo ko bokk lu tax ñu war défendre patrimoine moom mooy dafa dañ ko bàyyal kon ñu dañ ko war a bàyyel ñeneen ñi ñëw mais bu ñu bàyyee ay nit di ko dilapider ay nit di ko saaxe te kenn du wax ndax lan ragal nañ bu ñu waxee ñu tëj la loolu mooy lan Guy Marius Sagna bi taxaw di rey boppam pour sénégalais yi est-ce que mu ëpp fit sénégalais yi ëppul fit sénégalais yi wala est-ce que daf leen ëpp jot mais li garaaw Sénégal moom mooy da ngay jug di leen waxal seeni soxla wala jug di leen xeexal ñi ngay xeexal ñoom ñooy tooy fe naan kii da am jot rek sénégalais bu lekkee ceebu jënam naan ataayam rek fàtte ne pour moom dëkk bi na dëkk bi toj waaye du ko yëg te au contraire nit dafay am ambition nit dafay xool bëtam fu sori waaw ndax borom xam ne se contenter de ce qu'on a est très minime face à la grandeur de ce que l'on désire waaw ndax su ma amul lu ma bëgg jàpp ci lu fi sës borom xam-xam nee na déedéet loolu dafa tuuti boo xool li nga sa bëgg-bëgg ni mu toll war nga xeex ngir bañ a yem si dong li fi nekk waaw mais sénégalais yi si boppam est-ce que dafay est-ce que jar na sénégalais yi est-ce que jar nañ ngay jug sax di xeex pour lan jaruñu ko ndax boo jógee di xeex sénégalais yi boo duggee si problème ñi noonu xeex ñooy ñëkk a taxaw ŋàññi la ñoo ñëkk a taxaw ne lii du yoon lu mu def du yoon ndax sénégalais wax sa xalaat moo ko yomb wax sa xalaat moo yomb sénégalais courant bu seeree du kër Guy Marius Sagna kese lay seere courant bu seeree du kër Babacar Diop kese lay seere mais courant bu seeree si kër ñëpp lay seere mais li garaaw li war a tax sénégalais yi jug wax dëgg yàlla ne du fi amee courant boobu fay yokk li garaaw moom mooy lan dangay xool Mamadou Makhtar Cissé ministre li mu dénk directeur Senelec Pape Demba Bitèye wax boobu wax gënu ko doyee dal bu jógee ci gémminu un responsable un intellectuel de surcroît ay lan bul nangu ko saaga sa intelligence li nga war def ko dem ba naan lan guddi gu lëndëm ci pax bu lëndëm jinax bu lëndëm waaye teew dina am ko gis loolu mooy lan courant dafa yokk ñoom bu ñu am lu nga fay am na ñoo xam amul luñ ko fay le bas peuple mun ñu ko fay boo fayee ko salaire 200 ñu la facture 100 000 francs loolu foo jëm mooy delluwaat leen ci lëndëm wala ñoo bëgg a delloo ci lëndëm jeunesse boobu nag ñoo war a jug nag nee nag ça suffit Algérie jeunesse moom moo jug chaque ajjuma ñu jug di braver te bi koor ga ba léegi muy metti ñuy jug di xeex di dénoncer Hong Kong jeunesse bi moo jug di dénoncer feneen ak feneen mais la jeunesse sénégalaise dafa nekk jeunesse boo xam ni jeunesse bu passive la jeunesse bu inerte boo xam duñ def dara lu leen teg ñu tegoo ko waaw toog naan ataaya rek amuñ benn ambition toog naan ataaya wala di dund li sëñ Baba ko doon wax ñooñ groupe ba doon dem tool romb beneen groupe toog si taatu garab ga ëllëg ñu ko doon dem seen tool ñu toog di xas ñu toog si taatu garab ga di leen xas ba jant bi soo ñu dem ñibbi mun ko ne seen tool mooy booy kon faaw am ñu def seen sacrifice jug wax waaw ndax réew ba su bokkee da nga war di wax
bu fekk ne réew bi fi mu jëm nii tegul si yoon da nga war di wax ba tey si yokk courant boobu ali bi buñ teg Senelec dafa nekk si ay déficit mais Senelec dafa nekk si déficit d'accord mais dans une démocratie entreprise nationale bu nekk si problème état moo ko war a yëkkati subvention bi mais nekkul population moom moo war a dëkku déficit boobu dafay mel dañuy sacrifier population bi dans une démocratie normale société bu nekk ci problème état day wàññi train de vie am wàññi lépp fu ne mu xam na fi muy jëlee xaalis mu pompe société nationale boobu pour mu mun a jóg taxaw mais du ko bàyyi population bi mais dafay mel ni dañoo bàyyi population bi ak problème Senelec pour population bi ñoom ñoo war a rembourser li si mooy déficit bu Senelec nekkee Sénégal dëkk bu pauvre la xëy na ñoom croissance bi ñuy wax ñoom ñoo koy dund beneen bi Senelec dafa am problème xaalis d'accord mais deuxième phase financement wu deuxième phase PSE délégation dafa jóge fii Sénégal dem Paris club des investisseurs ba ñu dem besoin deux mille 800 milliards lañu amoon lañ soxla woon ba ñuy dem Paris ba ñuy ñëw ñu ngi tëgg tama di wëy ne 2 800 milliards lañ soxla woon jox na leen plus de 7 milliards maanaam lu jege 8 milliards jox na leen ko ñu wax ko Sénégal fii yëpp ñu bàkkoo ko économie Sénégal baax na parce que man nit ñi dañoo wóolu ba ñuy lebal lu ëpp lu ñu bëggoon leb Sénégal dëkk bu wóor la gërëb waaw léegi ana 5 milliards yu tegoon si 2 800 milliards yi fan la dugg dañu ko war a leer la 5 milliards yooyu tey moo na régler problème Senelec bi problème ak yeneen problème kon faa ñu wax ak nguur gi ñu xam ne nguur gi ñoom ñi moom ñu réew mi ñoom ñun ñëpp a ko bokk te ku war a wax nañ ko bàyyi mu wax ku war a manifester nañ ko encadrer mu manifester mais Sénégal du Sénégal nekkul dictature Sénégal démocratie la Sénégal du royaume Sénégal état la état dafa am ay loi am ay règlement te marche dafa nekk ci constitution bi loi moo ko may sénégalais yi ñu marche sénégalais bu bëgg a marche dañ ko war encadrer bàyyi ko mu wax soxlaam waaw mais boo bokkee APR boo marché garaawul boo APR boo marché ñu bombardé ay lacrymogène loolu réew mi du dox moo li Serigne Cheikh waxoon réew bu amul yoon damay tiit kon dañoo war a tiit dañoo war a jug nag ñu wax courant bi yokk gën a yokk metti te dund bi metti waaw te courant bu yokko bu mu bett ñëpp xëy ndox yokku bu mu bett ñëpp bu ñu xëyee transport yokku bu ñu bett ñëpp bu ñu xëyee ceeb yokk bu mu bett ñëpp bu ñu xëyee duluñ yokk est-ce que sax yokkuwul dund bi day yokk parce que lépp dafay tourner autour de courant bu yokkoo 10% yooyu noonu day laal fépp bépp secteur da koy laal kon dañuy jox dëgg li Ousmane Sonko waxoon ne courant baa ngi yokk te dund bi dina yokk leen dina yokk ñu ngi dem ndànk-ndànk nag yokk yaa ngi jëm waaw lu nekk suuf nag xamuñu ko mystère bul la gom xamuñu ko ba tey bu ñu wàllu Senelec boobu noonu Mamadou Makhtar Cissé ba mu nekk directeur Senelec en 2018 dafa wàññoon courant bi de 10% ba pare ne Senelec mu ngi dans une bonne santé ba mun nañ jaay sax dëkk yi ñu wër mun nañ leen jaay courant waaw décembre 2018 décembre 2019 10% yi ñuy wàññi ñu yokkaat 10% xanaa Senelec daa feebarage diggante bi wala cancer moo ko dal loo koy déggee moom mooy élection yi doon dem pour neexal sénégalais yi pour sénégalais yi voter leen sénégalais nag lii sax c'est bien fait pour les sénégalais 58% yi nga xam ñoo voté ñoo voté régime bii ba ñu toog fii ñoom tey 42% yi di des war nañ leen yey nañ leen yey dëgg waaw ndax ñu bëri leen présent ay programme ñun li ñi gëmuñ seen programme ginnaaw programme ñi leen gëm tey ñi ñu dugal ci problème boo xam ne
kenn xamul lan la dund bu nar a cher bu nar a kenn xamul ci nga fii ba ñuy jëm 2022 dund bi day gën a yéeg day flambé lu ko waral mooy manque de vision lu ko waral mooy gaspillage lu ko waral moom mooy yàq bu nekkee si au sommet de l'État waaw di jënd lu kenn xamul ay des centaines de milliards te waroon régler problème Senelec bi waroon régler problème SDE bii ñi grève fan yëpp di couper ndox mi war régler problème jàng te jàngale baa ngi waay yëngatu santé baa ngi waay yëngatu réew maa ngi dara yëngatu si lan si incompétence leneen wala dafa am fu ñu bëgg a yóbbu réew mi li ñuy bañ moom mooy jëng réew mi ci récession économique la jëm dañ koy bañ nag fa la jëm réew mi day gën di métti économiquement day gën di métti te métti na sax parce que Sénégal léegi doo gis sax xaalis maanaam da ngay liggéey sax yow boo fayee ko du la jëriñ dara kon dafa jar nit ñi wax il est temps que nit ñi jël seen responsabilité surtout la jeunesse que la jeunesse prenne sa responsabilité ñu taxaw wax ne leen ça suffit dund bi metti na courant bi bu yokkoo metti na te day yokku na sax bu yokkoo secteur yëpp yu muy laal day delluwaat di dund góorgóorlu bi Sénégal ay góorgóorlu doo nga fi nekk boo fi jël ñuy fekk salaire mat ñu 500 000 ay góorgóorlu doo nga fi nekk tey boo yokkee dund bi location nu mu seeree facture courant ñëw seer facture ndox ñëw seer dund bi ñëw seer moo nit ñi dee leen kon nag à chaque jeunesse sa responsabilité ou il l'assume ou elle la fuit ñu leen jox dig daje ba ay bis ñëw jërë